Cependant, une question persiste. Quelle est la finalité du projet Homme? Une question que l'homme n'a su répondre, malgré les vastes étendues de logique et de savoir, malgré les plaines profondes de la religion. Et pourtant, c'est une évidence claire et confirmée, époque après époque. Pour certains, cette évidence porte le nom de nature et exige de l'homme le respect du cadre de vie qui l'entoure. Pour d'autres, elle porte le nom de science et exige que chaque fait, chaque information soit confirmée et vérifiée à travers l'analyse et l'interprétation logique. Pour d'autres, il s'appelle le rien. Pour d'autres, un autre nom. Car pour chaque homme, il y a une perception, qu'elle soit complète ou incomplète, objective ou subjective. La seule constante est donc la présence certaine de cette évidence. À notre niveau, nous préférons adopter un nom plus complet, plus objectif, et qui ne dépend d'aucune réalité, d'aucune perception, l'origine de toute existence, Allah, le souffle premier. Bien qu'étant associé à la religion musulmane, Allah n'est en aucun cas confiné par l'imagination des esprits impolis qui tentent en vain de lui donner une apparence ou une appartenance. Le souffle de vie étant à l'origine de tout et de tous, est la fondation sur laquelle la supériorité de l'homme est basée. jaajëfal bu baax waa régie ci extrait bi xëy na moom la ñu wax ni mooy introduire donc ñu war a ñëw cerner tey xëy na débat bi ci spiritualité notion yi et repère xëy na bu ñu waxee ci baatu arab thème bi dafay dellu ci al qadasa ar ruhiya al mustalahat wal mualam waaye bu ñu nee notion et repère dafa mel ne dañoo amee intention wu def analyse conceptuelle nekk ci notion yeeg concept yi wala repères yi ñu defaat ci seetlu lu waral loolu dafa fekk Serigne Moustapha mës ñu indil ci ñett yi nga xamante ni si ñoo seq téere bi waxul alxuraan mais kitaab bi la wax bu ci njëkk moom moo dellu ci concept yi mu ne concept yi farata la ñu maîtriser ko maîtrise bi ngay am ci concept yi mooy tax bu leeree nga mën a jëm ci application yi te waxul pratique yi mais application yi la wax bu application yi taxawee résultat yi mu war a jur mooy doon troisième niveau bi ni mu indee ci résultat yi nag ñett étape la résultat à court terme moyen terme et à long terme donc dafay nekk farata iraat concept yooyu waaye dafa am ay obstacles yoo xam ne dañuy dajeek ñoom bu ñu songee concept yi te faw ñu xool nu ñu def ak ñoom obstacle yooyu moom mooy contour yi wër concept yi dafa rigide dafa naxaree percé beneen it dañ fi fekk ay repères yoo xam ne mën nañ ne c'est des repères surfaits te balaa ngay mën a dégg bay ab dem ci application yi il faut que yooyu nga defaat ci yeneen jàngat pour mu mën sotti sang bi wax ñu jàngal ñu ci aller retour citation boo xam ne tënk na yiñ fi indi yooyu mu dellu ci les choses ne sont toujours pas ce que l'on croit qu'elles sont peu importe à quel point ces choses semblent vraies car nous vivons dans un monde où la seule certitude est qu'il n'y en a aucune mu wax ñu it domaine bii ñu attaqué tey mu domaine spiritualité nekk na domaine boo xam ne incertitude yooyu fa la ëppee bu ñu nee dimension mentale labyrinthe la waaye mën nañu it dimension spirituelle it labyrinthe la parce que éléments yi ñu ciy dajeel
yu ci bëri ay illusion ye looy teg sa bopp parce que amagoo certitude boo teg sa loxo. Donc il faut que yooyu nga def ko face pour mën a dégg ba mën a dund sa dund spirituel. Beneen bi it am ay questionnement yoo xam ne nit ki léeg-léeg daf koy posé wu mais pour mu am ci réponse dafay jafe. bi ci njëkk mooy yàlla ñu ngi imaginer naka lañ koy imaginer déjà moom yàlla. Beneen bi it suñu digganteeg moom naka lañ koy cerner bëri na ñu ci jàngal mais est-ce que façon biñ ñu ko jàngalee est-ce que loolu la yàlla di xaar ci ñu appréhender ko noonu. Donc loolu it mu ne ay questionnement loolu moom moo tax ñu mën a glisser ci définir lan moo waral sax nit war a xalaat ne war na am interaction boobu mook yàlla ba ci questionné wu. te yaakaar naa semaine yi ñu génn laal nañu ko xëy na suñu mbokk waa pôle mental yi comme keroog débat bi dafa am njóobeen bu ko coloré bi ñu wax ci besoin yi ñu ngi ko accès woon ci alimentation lekk ak nan mais heureusement bi sang bi ñëwee. wax na ni besoin bi nit di am dëgg bu yëpp dàqoo moom mooy le souffle premier donc nekk na besoin boo xamante ni si nii moom mooy besoin bi ñuy wax ni parce que Descartes nee na le bon sens est la chose la mieux partagée au monde waaye ñun dañuy proposer autre chose ginnaaw bi ñu jàngalee li ñu jàngal mooy dañu gis ne le souffle premier demeure la chose la mieux partagée au monde parce que foo dem fekk ko fa. Yonent bi indi na ko ci xadis bi mu naan kullu mawlud yulat ala al fitrati salima donc ce qui veut dire que muy athée bi muy jullit bi muy juif bi muy mbindeef yépp souffle premier boobu noonu mu ngi nekk ci ñoom comme moo nekk ci ñoom kon yaakaar naa bu dee lu démocratique moom moo nekk élément bi gën a démocratique donc loolu nekk premier aspect bi waaye li ci am solo mooy li nga indi ci discours bi mooy la seule constante reste la présence certaine de cette évidence mën nañ ko tuddee lu ne waaye évidence boobu comme nekk na rek yaakaar naa li ci des yëpp mën nañu xool fa ñuy jaar. Beneen bi it ba tey ci cadre besoin boobu comme nit ñu ko indilee ci ñu bëri yaakaaroon ne ruux moom mooy émettre besoin fekk ruux dafa transmettre message rek wax ne ñu xel yaram boo ci boppam moo toog ba xam ne li yàlla dëxëñ ci moom ci potentialité yëpp mënu ko utiliser dañu ko tegal ay barrières. mu gis xel nekk moom it ci même circonstance yi ñu ànd ñoom ñaar gis ruux pour mu jàppale leen ci ruux xamal leen ni moom transmetteur de message rek la dafa am service pour mu dépendre ci loolu it ñu gis ne permettre nga ñu xam ne dañoo war a redéfiniraat ndeke suñuy objectif parce que ni sëriñ indee ci cours de vacances yi Ibrahim yonent Yàlla Ibrahim bi muy def expérience spirituelle am njëkkee ci nafs parce que ci cours de vacances bi question pour un super champion leeral na ko parce que Ibrahim nee na yéen a dégg kawkab mais man wax gisuma kawkab nafs la doon wax mu dellu ci ki jël physique am def ko objectif spécifique def ko objectif plutôt général or daf ko waroon def objectif spécifique ñu gis également mu tudd xel méngale ko ak weer wi xelit nekk benn dimension boo xam ne waroo ko def objectif général mais objectif spécifique nga ko war a def parce que ñaar yi ñu tudd yépp bi mu ko toppee ba ci biir dafa mel daf ko dugal ci kàmb mu jël ruux it mel ne nit ñi dañ koy faral di ko def objectif général pour relation boobu noonu mu nekk moteur bi or que moom it objectif spécifique nga ko war a ñëw finalement dañuy dellu ci théorie Nikola Tesla bi ñu indil ci 3 6 9 xaw ma nag objectif général 6 bi lañ koy teg wala ci 9 bi boobu xam naa après bu ñëwee nga jàppale ñu ci mais nga gis ne yeneen yi yëpp dafay nekk élément yoo xam ne ay objectif spécifique nga ko war a def objectif général bi nekk fa ñuy dajoo ca noyau humain ba mel ni bu ñu jëlee baatu ci ba tey illusion yooyu li tax muy am bu ñu jëlee baatu spiritualité dafa mel ne dañu jël ci faatu français esprit ñu defal ko extension moo tax xëy na nit ki jàpp ne pour mu daj loolu il faut que mu dem avec une approche intellectuelle boo ñëwee ci baatu arab bi it ni ñu ko indee sànq qadasa ruhiya ba tey mel ne baatu ruux la ñu jël ñu def ko extension ñu yaakaar ne lépp ci am rek la aju fekk ñetti éléments yépp moom moo war a ñëw donc kon nga gis ne boo ko limité ci cercle yooyu noonu rek déjà problème dafay posé wu maintenant bu fekkee da nga def noyau boobu noonu humain def ko sa objectif général nit ñi nag fa ñu wutee mooy naka la ñuy percevoir évidence boobu ñu tudd sànq moom la indi
ñi ci njëkk jàpp nañ évidence bi nature la ba tax na bu ñu amee xëy na yëg-yëg bi mu ngi fi amuñ luñ ko tuddee ñu jël lépp delloo ko ci nature delloo bi ñu koy delloo ci nature mooy tax boo demee ci yenn sociétés yi d'abord ñu tuddee les druides 2e siècle avant Jésus-Christ ñoom seen spiritualité yëpp dañ ko teg ci nature jàpp ne mbindeef yi ay doomu nature bi lañ donc nature bi mën na leen a nourrir mais en revanche ñoom dañu war a protéger cadre de vie bi mu dollu ci respect de cadre de vie bi nga indi woon keroog nga dem ci ba Japon peuple yu ñu tuddee wala bokk secte bu ñu tuddee le shintoïsme ñoom it ñu jàpp ne parce que ñoom sax qualificatif bi ñu leen wutal moom mooy la spiritualité verte jàpp nañ ne it lépp dafay dellu ci cadre de vie donc ci vénérer garab yeeg gàncax yi parce que la ñu yëg jàpp nañ ne réponse bi foofu la évidence bi boo demee également Inde fekk fa hindouisme maanaam min nañu ko ñoom dem na ci ba dañuy jël des animaux yoo xam ne dañu jàpp ne dañu amee benn pureté spirituelle ba tax ñu leen di vénérer ci seen yenn temple yi nga ñëw ba ci Afrique également Afrique fekk fi boo remonté ba ci Égypte ancienne wàcc ba ci peuple yi ñuy wax les Bantous les Mandeng ba ci les Soussous Serigne dugg na ci lu yàgg ci Bargny 90 di expliquer africanisation wala islamisation de l'Afrique processus boobu noonu ci lay indi culte yi nga xam ne africains yi daan nañu ko def mais lim ci indi dafa am solo mooy africain particularité bi mu am mooy ñaar dafa daje ci moom intuition céleste ak intuition terrestre intuition céleste bi manifesté ci moom mooy esprit yi nga xam ne daf koy jéem a connecté ak li manifesté intuition terrestre yi mooy gàncax yeeg yenn éléments yi te mu wax ne xëy na yooyu yëpp ñu ngi ko jëlee ci ñaari religion yëpp dañ ko hérité ñoom africains yi jëlee ko yi ñu jëlee ko ci judaïsme yi ñu jëlee ko ci christianisme mais bu ci ne xëy na amoon na cëslaay bu dëgër mais au fil du temps ñuy dénaturer mbir mi te yaakaar naa indi nañ ko ci laataak ñoom Uzzaak yooyu noonu indi nañ ko ci yu bëree bari mais yi tax perception yi également yooyu di incomplète pour ñoom comme ni nga ko indee bu fekkee dafa dellu par exemple ci religion africaine yi ñoom ñu ngi jàpp ne parce que ni ko alxuraan indee boo leen fekkee ci ca la ñuy jaamu ngeen laaj leen garab yi wala doj yi ngeen di jaamu lan moo tax mais dañuy ñaan dañuy jaamu yi parce que comme jotuñu ci yàlla bu mag bi il faut que ñu ut des sosies yàlla ci boppam la ñuy utal sosie à travers symbole yooyu noonu ñu daj ci yàlla bu mag bi mais Ibn Arabi moom it ci sagesse des prophètes mu wax ni yàlla pour nga cerner ko il faut que nga boole ñaari caractéristiques am benn bi ci njëkk moom mooy son immanence son immanence mooy aspect tashbih bi yàlla mën nga ko utal analogie dafay ñëw mais da nga ko war a booleeg sa transcendance ñaar la yoo xam ne da ngay jàpp ne oxymore la mais ñooy ànd donc yàlla le fait que mën nga ko jaar ci symbole yooyu noonu waaye bàyyil xel ni moom yàlla comme nee na laysa kamislihi shay donc il faut que transcendance boobu ñëw donc ñaar yooyu la ñu bàyyiwul xel xëy na moo tax ñuy versé wu ci erreur yooyu. beneen bi am na ñu jàppee évidence boobu tuddee ko turu science dem na ba am lu ñuy wax scientisme dem nañu ba jàpp ne finalement est-ce que sax du mujj nekk religion ci ñoom parce que loo leen mënti indil bu ko science validé wul duñ bàyyi mu jàll parce que jàpp nañ ni raisonnement scientifique boobu noonu moom mooy sookul bi vérifier fiabilité mbir yépp beneen bi it mooy scientifique léeg-léeg dina analyser phénomènes yi mais du ko delloo dina analyser phénomène bi étudier relation de causalité waaye du delloo mbir mi ca cëslaay la phénomène bu taw par exemple ñoom bu ñu gisee mu taw li ñuy analyser mooy cycle de l'eau dañuy jàpp ne c'est un processus naturel rek jant bi mooy chauffer bu chauffer plan d'eau yi évaporation am bu évaporation amee vent yi transporter nuages yi bu ñu dajee phénomène condensation am ndox wàcc ndox bu wàccee taw am li ruisseler li infiltrer cycle bi continuer waat évaporation amaat ñu yemale ko foofu mais malheureusement du ñu remonter ci élément déclencheur ki déclencher processus bi muy yàlla donc yooyu it dafay tax perception yi di incomplète à ce niveau nga demaat ba ci ñu war a mën a tuddee ñi jàpp ne évidence boobu noonu c'est le rien tuddee ko le rien nga am ci ñaar athéisme mu ngi fi les agnostiques ñu ngi fi athée li ñu ci jàngal moo ci nekk moom mooy athée
mën nañ ko considérer comme la preuve tangible de l'existence de Dieu. Parce que athée ki ma amal problème mooy ki caricaturer yàlla ci boppam kooku la amal problème parce que jàpp na ni yàlla bi mu xamal boppam ak yàlla bi ñu ko présenté bokkul. Donc yëg-yëg boobu noonu mu am moom moo tax muy pousser lépp loo xam ne ni proposé nga ko tuddee ko yàlla bu ko defee mu dellu ci science wala mu dellu faneen pour am la mu soxla. Am nga ci les agnostiques ñoom jàpp nañu ni xëy na yàlla ak yooyu am na mais jàpp nañu ne esprit humain moo limité pour percevoir yenn yi. Donc spiritualité ñoom dañ koy dàq parce que jàpp na ne da leen di tarreel parce que nit limité na mënul àgg foofu ñoom loolu la ñu jàpp nga mën ci dugal ñoom Kant ak ñoom ñu demee noonu. Beneen biit ba tey ci évidence boobu ñu koy interpréter nga gis ñu tuddee ci cadre bi ñu ne muy religion musulmane par exemple ñu jël évidence bi tuddee ko baatu Allah mu nekk le souffle premier nekk benn tour comme ni nga ko waxee qui est beaucoup plus complet dépendrul ci benn perception te objectif na par rapport ak yeneen yi waaye it foofu li nga ci indi moom moo ci am solo mooy nañu fexe ba bu ñu caricaturer Allah boobu noonu parce que caricaturer bi ñu koy caricaturer moo tax ñu koy utal apparence wala ñu koy uppal appartenance limiter ko te waruñu ko limiter. Dañuy gëstu ba daj Spinoza ñu ci wax maa ngi ciy wax ak mbokk yi ne moom dafa mel ni élève capitaine la ndax dafa am lu mu développé ne ñetti élément moo am bi ci njëkk mooy li ñu war a mën a tuddee les attributs am na li ñu tuddee l'entendement waaye am na également lu ñu war a mën a tuddee baax ngay daw am na également lu ñu war a mën a tuddee je pense ban tur la utiliser ti dernier élément bi moom la jàpp ne moo contenir lépp tur bee xaw a rëcc mais jàpp na ni loolu moo contenir lépp substance merci moom mooy substance premier moom jàpp na ni la substance premier moom mooy le contenant dara génnul substance premier donc lépp loo xam ne ni gis nga ko fi muy phénomène substance première boobu moo ko contenir te loolu jàpp na ni moom substance première boobu mooy yàlla mu dellu ci li nga indi woon que ni concept de mal xëy na léeg-léeg bu ñu jëlee yàlla dañ koy daax mais mal est-ce que mën nañu ko génnee ci zone boo xamante ni si ni yàlla moom moo koy contrôler comme si dafay échapper ci vigilance am te yàlla dara mënul échapper ci vigilance am parce que c'est son entreprise moom lépp kon dara mënu ko rëcc donc moom jàpp na ni comme ni nga indee ci substance premier boobu noonu jox ko yàlla que ni dara mënul génn ci cadre yàlla donc moom noonu la ko gisee donc fii bu fekkee nag dañ ko caricaturer dinañ utal yàlla absence constante ma jottali leen question bi sang bi joxe Spinoza tudd na substance première moom mu ngi laaj léegi absence constante nuñ koy def waaw loolu la leen laaj voilà donc nga gis ne ba tey ci cadre diine boobu noonu yàlla il faut que ñu xoolaat ni ñu koy appréhender sëriñ wax ñaari baat yoo xam ne tënk na lu bari mooy jaam biy jóg pour matal ponk diineem ak jaam biy jóg dem ci yàlla du benn moo tax mu indi différence bi am entre religion et culte ki jóg dem ci yàlla nag xëy na am na lu mu soxla loo xam ne dina ko yóbbu te moom mooy dellu xëy na ci mélodie bi ñu indil iqra bismi rabbik cette mélodie qui réveille le corps accélère l'esprit et exalte l'âme donc symphonie boobu noonu il faut que mu ñëw pour nit ki mën a àgg fa mu jëm donc fa la ñuy defee transition waaye it balaa symphonie bi mat il faut que ñu abattre illusion yi il faut que ñu reconsidérer repères yi mais il faut que ñu redéfinir notion yi donc foofu la ñuy defee transition jox suñu mbokk daara Mouhamed Ndiaye bu ñëwee dugal ñu ci cadre boobu noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokk Colisée bi yépp di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu wasila sunu formateur l'ingénieur moral Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum di teg ci nuyoo bi sang yu góor yi mu àndal ak sang yu jigéen yi mu àndal
mu mel ni bu delloo ci thème bi xam naa mooy sunu capitaine d'équipe mais mu ngi ñuy poser question waaye bu delloo ci thème bi yaakaar naa ni li nga xam ni moom la fi sunu mbokk daara Daouda indi doyoon na sëkk pour ñu comprendre li nga xam ne moom mooy dimension spirituelle mais ñun ñi nga xam ne ay nempante lañu comme ni ma ko waxee depuis le premier jour bi nga xam ne nit ñi bi ñuy inscrire seen bopp ci réévolution bi mu leen invité ñun nempante yi comme màgguñu duñu sori sunu source nourricière mu mel ni loolu dañu ko war a nangul donc bu delloo ci cadre dimension spirituelle bi li mu tudd ci discours d'ouverture bi rek si la ñu yem daal di ciy xalaat te mooy lim ñu tudd baatu évidence bi ak baatu symphonie boobu noonu moo tax tey nous allons parler de musique xaw ma ndax dinañ ñu ko nangul waaye soirée dansante la soirée dansante boo xam ni musicien bi koy tëgg mu ngi tudd rabbikal lazi xalax moom mooy musicien bi ki koy accompagner ci instrument yi mu ngi tudd rabbukal akram seen genre musical moom mooy redécouverte des notions et des repères billet d'entrée bi moom mooy esprit logique mais ouvert mu mel ni moom mooy promoteur soirée dansante moom mi nekk la voix du Colisée de concert on peut dire voilà nous sommes à la bonne école le spécialiste en chef corrigé nañu donc c'est un concert mais boo seetloo ci aspect yi nga xam ni moom la sunu mbokku daara Daouda indi spiritualité de manière générale mais baatu wolof bi mu jiital rek moom la ñuy àbb te mooy kuy wàlliyaan boobu dafa fekk sa dëkk dafa tëggul ndax équivoque yi ci nekk te sang bi relever ko te mooy évidence boobu ñun ñu arrivé sax daal koy jox benn tur muy Allah dañ koy confiner wala ñu di ko uutal benn silhouette bu muy am ci aller retour sax ci repère surfait mu ngi ñuy expliquer ni ñenn dinañ dem ci caricature yooyu ba di ko uutal une barbe mu ne peut-être c'est quelque chose à vérifier plus tard mais boo seetloo ci symphonie boobu parce que repères yi ak notions yi xëy na tey du ñu ñëw def l'inventaire des repères et des notions parce que li ñu jàpp mooy il y a autant de repères que de réflexions et il y a autant de notions que de perceptions parce que boo seetloo repères yi dafa nekk ay éléments yoo xam ni boo commencé di réfléchir si lañ lay jox élément d'appréciation yooyu loolu la ñuy tuddee repères yi notion yi nag mooy boo defee sa réflexion ba pare la nga ci dégg ak représentation ya nga ca am loolu moom mooy doon notion yi buñ delloo ci symphonie bi toujours il faut que ñu def différence entre rabbikal lazi xalaxa boobu ñuy wax ak rabbukal akram rabbukal lazi xalax ñu jox ko turu auteur compositeur rabbukal akram ñu jox ko turu maître instrumental parce que ci baatu iqra bi iqra ñu bari ñu ngi koy firé ci façon bu ne maanaam dégg la boo xam ni dafa am lu muy àndal parce que structure bi nga xam ne moom moo nekk ci dimension physique bu nit nekk ci dimension morale bu nit même structure nekk na ci dimension spirituelle bi en termes de représentation en termes de convention en termes de cliché en termes de stéréotype boo inscrire sa bopp ci nag ci cadre iqra yooyu noonu foog mu déconstruire ko tudd nañu concept de déconstruction constructive déconstruction yooyu muy impliqué mooy waral manifestation yi ciy am yépp xëy na ñuy jàngale ci siire naan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko ne iqra mu réagir nii mu gëlëm mu dugg fii mu génn fii fekk baat bu ñëpp dund la te mooy bu diine di la fekk si dina la fekk ak ay perception ak ay croyances yoo xam ni pour mu pénétrer la déglu ga nga koy déglu day kase yooyu noonu commencer ci fondement yi commencer ci poutre yi commencer ci bâtiment bi yépp lay daaneel waaw daaneel boobu mu koy daaneel effet bi muy am ci yow noonu ngay déggee baatu iqra bi moo tax bu nee iqra écoute mën nañ ni écoute religieuse la iqra écoute religieusement bismi rabbikal lazi xalax baatu ismu aussi da ngay seetlu ni buñ koy firi toujours dañ koy delloo ci wàllu tur mais sunu borom ci ni muy waxee il faut que ñu def attention ci benn affaire te mooy dafa am genre pédagogie de l'essentiel léeg-léeg day utiliser benn baat
ci contexte yu bari nga foog ni baat bi même chose lay signifier partout waaw fekk contexte bu ne ak signification bi mu ko jox baatu ism nag dañu seetlu ni lu ci bari tudd na ko fekk lim ci jubdu mooy paternité maanaam benn position bu nit am wala bu muy def ñu war ko jox paternité bi parce que dal nañu ci moment de vérité bi ñu sang bi di jàngal ci wàllu orgueil wax ne orgueil bu jàppee xel moom mooy waral nit ki di gëm boppam nekk ci ëttu kilifaam foog ne lu mu def noonu la wala lu mu def moom moo jaadu bu jàppee xol moom mooy tax nit ki di xeeb ay moromam bu jàppee yaram moom mooy tax nit ki bu ñëwee du dégg li mu war a dégg mais day déglu li mu bëgg a dégg bi ñu koy approfondir am na fu ñu gis ci alxuraan sunu borom di wax wazaru zahiral ismi wal baatina foofu ism li mu signifié mooy statut te mooy nga nekk ci dara ñu xamee ne yow statut bi nga ci am moo xam directeur nga moo xam directeur général nga moo xam président de la république moo xam ministre nga loolu mooy statut bi ñëpp xam wazaru zahiral ismi wal baatina mooy trafic d'influence bi nga mën a def ci groupe bi amuloo ko statut bu ñëpp xam mais am nga benn capacité d'influence boo xam ni fa ngay jaar loo mën a yàq nga yàqu ko muy rappeler loolu wazaru zahiral ismi wal baatina inna lazina yaksibuuna al isma te mooy ñi nga xam ne ñooy def trafic d'influence boobu sa yuj zaw na nit ñi dañ koy firi naan ni dañ la sanctionné sa yuj zaw na dinañ la vilipender bi maakaanoo yaxtarifuun ci li nga nekk di ko def donc baatu ismu boobu dafa mat a bàyyi xel ci booy interpréter concept yi donc fii bu ne iqra bismi rabbika lazi ismu boobu chanson lay signifier bismi rabbika lazi iqra écoute religieusement bismi rabbika lazi la chanson de cet auteur compositeur bismi rabbika lazi xalaqa qui compose al insana pour yow min alaq la symphonie de l'évidence donc alaq boobu da ngay gis ni bu dee scientifique nga bu la neexee nga jox ko comme signification adhérence mais bu dee ci cadre mystique doo ko signifier adhérence symphonie de l'évidence parce que parcours boo xam ni bu commencé ci tokk ndox tokk man yiw ba ni muy xëy di doon nit boo ko defee parcours li nga war a xam ci évidence bi yëpp di nga ko xam waaw donc moo tax bu dee ci cadre mystique symphonie de l'évidence nga koy firé mais bu dee scientifique bi moom bu ko dexee mu firé ko adhérence ak développement yi mu ci def donc iqra bismi rabbika allazi xalaqa al insan min alaq iqra wa rabbukal akram iqra écoute religieusement wa rabbukal akram ce maître instrumental allazi allama bil xalam mooy évidence bi la të moom rabbukal akram amul lu doon mystère ci moom waaw wa rabbukal akram allazi allama bil xalam amul benn mystère ci loolu allama mu emporté la al insaan yow mii nit allama al insaan maalam yaalam dans les grandes aventures de cette évidence waaw donc boo ko toppee ci grande évidence yooyu noonu grandes aventures yooyu si ngay découvrir lan lay signifier exactement comme leçon bu ñu doon jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ba mu comprendre ko am na bés mu laaj sunu borom ne ko waa démarche boobu nga utiliser nan la demee noonu démarche bi nan la demee noonu sunu borom ne ko inna alaynal jam'ahu ba ñu waree def évolution moo xam évolution wala réforme waaw parce que l'islam tàmbaleewul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw maanaam spiritualité bi tax ñuy wax tàmbaleewul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ko jiitu woon moom dafa ñëw mu ne ko ba ñu waree def réforme ci wàllu boobu inna alaynal jam'ahu wa qur'anahu dellu ci alquran mu ngi dellu ci repère mère yi waaw inna alaynal jam'ahu ba ñu waree def réforme ci spiritualité bi wa qur'anahu dañ la nampal ci repère mère yi kon fa isa xaraxnaahu boo bëggee ñoom ñu am ci ay notion fatta bi qur'anahu fexeel repère mère yi doon ay repères chirurgicaux ci ñoom waaw parce que moom li mu yor nubuwa moo tax ñuy tudd repère mère mais boo yorul nubuwa du repères chirurgicaux la ñuy wax waaw ndax baatu chirurgie boobu sang bi moom moo ñu ko jàngal donc suma ina alaynal bayaanahu pour que seen perception mu mën a jàppandi moo tax albayaan firiwul waaraate waaw albayaan li mu firi par rapport ak symphonie bi mooy a cappella waaw a cappella la signifié moo tax nous le disons sur un ton ironique da ngay gis ku sañse ba rafet toog ci plateau télévision wala ci rajo di xas musique di ci wax lu ne te yëgul ni ci a cappella la ne waaw
acapella bi li ñu koy li la koy wan sax moom mooy xalaxal insaan min alaq ak xalaxal insaan ma allamal insaan ma lam ya'lam xalaxal insaan min alaq moom mooy musique dugg la nga jóg di pàkkar ñi musique bi de yóbbu na ma fu ne fecc naa ba sonn waaw allamal insaan ma lam ya'lam mooy musique bi kat fa ma yóbbu sori na dimension mentale bi parce que tax na nga voyager boobu dimension mentale moo ko wax ruux ne leen yow comme yow auteur compositeur moo waral sa pàkkar ñi bii kii daal di nekk si musique bi moo waral ngay tukki ba sa xel mel ni newu fi man ñaar ñoo ñëpp intéressé mu li may intéressé mooy musicien bi ci boppam waaw moo waral ruux def focus ci musicien bi concert bu mu woote mu fekkee ko dédicace bu jot mu jox ñu defal ko album dédicacé fan club bi ñu dugal ko ci mu jiite fan club bi ak yace des yëpp moo tax ruux moom loolu moom moo ko intéressé waaw a cappella muy musique boo comprendre ci paroles yi ak ci air bi ba di ko répété moo tax ki toog di waaraate bu àggul foofu ci symphonie bi nga xam ni maîtriser wul yëf yi waaw doo am instrument baat rek lay nekk waaw kay donc mooy musique boo dégg comprendre ko mu dugg la ngay toog di ko woyantu mooy chantonné li tubaab naan chantonné waaw moo tax ki toog di waaraate loolu lay def mboo tax bu demee bay xas musique da nga dul comprendre waaw xëy na du li ñu wax sànq duñ mën a def inventaire repère ak notion yi li ñu mën a def mooy seen économie ci cadre spiritualité bi ñu nekk dañ siy jël quelque rek yi ñu gën a yàpp bokk na si li ñu gën a yàpp jàngum alquran bokk na si li ñu gën a yàpp julli bokk na si li ñu gën a yàpp wird bu delloo ci alquran xam nga dina am ay expression yooyu dégg ñu naan la quranul karim quranul majid quranul azim ak yu mel noonu mais bu fekkee ne alquran nit a ko tax a jóg te nit di nekk benn entité la waral expression yii nii yëpp c'est parce que alquran waxut ak entité bi cellules yi lay waxal waaw cellules yi lay waxal parce que ay scanner la waaw moment bi nga ko tiim di ko jàng moom itam mu ngi lay liir waaw scanner la moo tax ba ñu laajee sunu borom mu ne innahu le quranul karim c'est un manuel d'éveil fii kitaab bi delluwul ci téere bu ñu teg ci dégg mag noonin bu ñu ajusté laa yamassuhu du la mën a jariñ ilal mutahharun lu dul foofu aussi firiwul làpp ba dina balaa nga koo jël faw nga jàpp waaw lu dul nga am un cœur pur parce que boo demee ci aller retour sang bi dina la jàngal différence entre propreté et pureté ne la douce la wala transcendance la waaw donc c'est plus que ça waaw boo demee foofu dina la jàngal ni pureté ak propreté bokkul propreté moom la religion bi di traité naan la booy jàpp yi mooy farata yi mooy sunna yi ak ya ca des pureté mu ngi dellu ci composante yooyu nga di ko mettre en équilibre ca ngay développer volonté boo xam ne day dem bay tolloog volonté sunu borom bien que ñaari volonté yi du doon benn mais dina tolloog moom ba geste boo def mu mel ni sunu borom da ko avaliser waaw boobu cadre pureté la loolu la lay wax ne alxuraan bii boo koy tiim te àgguloo foofu amuloo yenn benn niveau bi ci cadre boobu day dellu si lu maam Cheikh doon wax nanga di ko jàng mu di la rëbb waaw parce que yaa ngi foog ni yow entité bi yaa ko concerné fekk moom ci cellule lay adressé directement ba tax na yiñ expression yi ñu doon wax yooyu Qur'anul Majid mu ngi dellu ci le scanner des propriétés yi si doomu aadama cellules yi ko composé moom lay waxal Qur'anul Karim nekk le scanner des principes ba nga duggee ci yëf yi di ko jàng boobu ba léegi foofu ñu def xam yan principe la dolli waaw Qur'anul Azim mu dellu si le scanner du mérite li ngay def di ko pratiquer au jour le jour ban fan la sa mérite toll sa digganteeg sa borom beneen bi di Qur'anul Mubin muy le scanner des résultats ban jeexital la jur ci yow foofu ñu xam ko donc loolu moom waral mu am tur yi nii yépp foofu nag cellules yi lay waxal waaw cellules yi lay waxal waxut ak entité bi ni ko koy xamee mooy boo amee sa doom nga xëy moo xam nga yóbbu ko daara wala nga yóbbu ko jardin d'enfants peut-être pour faire tomber les clichés nga toog plusieurs mois wala plusieurs années dem di ko seeti ñëw fekk ko ci anam bu doy waar waaw ba yow ci boppam ngay tiit ne waa lii moom lu ko waral ni nga tilimee nii
ah ni nga jeexee nii xanaa dooy lekk waa sa góom yi sa yaram nangam nangam noonu muy jooy di la kalaame noonu la cellules yi di def par rapport ak alxuraan di wax seen environnement ne environnement bi ñu ne moo waral lii yëpp environnement bi kan la entité bi la waaw bu ko defee boo ko jàngee te xamuloo fu état cellule yi ne loolu mooy waral mu lay rëbb parce que réaction ba ngay am yow en tant que waajur ci sa doom ak ni ñu ko traité même réaction bi la alxuraan di am ndax yii ñuy wax ni Karim Majid ak Azim yooyu yëpp ñoom dañu nekkoon ay chargé de programme ca conception ba moo waral ñu miinanteeg cellules yi waaw Allah mooy c'est le chef de projet waaw mais am projet bi am na ñu ko accompagner loolu moo waral alxuraan ñu di boole si terme yooyu noonu ba bu ko nit di jàng mu war a def attention beneen bi si gën a yéeme ci terme yooyu moom mooy quraanul fajr ñii firi naan la dañ ne jàngal alxuraan bi ci gën mooy waxtu fajar fekk fu quraanul fajr moom moo géré li ñu naan les manœuvres d'équilibre waaw li tax ñu boole ko ak fajar mooy fajar boo yeewoo dafay tombeek entité bi def genre mise à jour dimension physique bi noppalu na xel mi noppalu na donc foofu dal gi moo tax ñu di ko wax mais fajar gi sax delluwul ci fajar googu fajar gi mooy moment bi nga toog ba yëg ni dimension yooyu vraiment nekk nañ dans un état positif boo si jàngee alquran dina jàppandi surtout bu fekkee ni quranul fajr yi moom nga yéene parce que mooy defar manœuvre d'équilibre parce que ku ne xam na ne manœuvre d'équilibre yi fajar la gën a yomb donc buñ jógee ci alquran ñu dem ci beneen bi ñu gën a yàpp muy la prière bu delloo si wàllu julli waxtu bi jot naag njëkkante geeg jàpp geeg yooyu noonu yëpp dafa am lu ko gën di farata te mooy nga xam ki nga amal affaire kan la yow yaa ngi jàpp ni évidence bi nga amal affaire fekk c'est toute une commission qui siège da nga ko seetluwul parce que foofu li tax fatiha nekk lu obligatoire te saar di facultatif dafa am lu ko waral les membres de la commission foofu la ñu ne parce que di nga si tudd Allah di nga si tudd arrahman di nga tudd arrahim di nga tudd rabbul alamin di nga tudd maliki yawmiddin yooyu yëpp di nga leen tudd ñooñu mooy les membres de la commission ku si nekk di nga toog ak benn dimension ci nit ki Allah dina toog ak ruux rahman ak rahim ñoo koy encadré parce que bu dul arrahman du arrahim Allah du soxla toog ak entité nit ruux bi si boppam ñoom ñooy def rapprochement bi waaw donc bismillahi rahmani rahim nga wax ni alhamdulillah moom muy chef du gouvernement rabbul alamin toog ak al jismu mooy dimension physique bi arrahman arrahim ñëwaat encadré ko parce que bu dul arrahman du arrahim rabbul alamin tàngoor gi rek mën na écraser jism bi ndox mi ci géej gi mën na jël partie suuf si ak leneen anarchie yooyu arrahman arrahim ñooy encadré seeni action ba rencontre bu ni mel mën a nekk waaw maliki yawmiddin moom tam mu toog ak dimension mentale bi waaw bu ñu toogee si ngay gis ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu ruux moom moo koy wax xamali Allah c'est vous qui êtes à la base de notre essence waaw bu iyyaka nasta'in yeneen dimension ñoom ñoo koy wax c'est vous qui êtes l'enjeu de notre fonctionnement bu ñuy fonctionner yow yaa tax ñu ànd ne ihdina siratal mustaqim delluwul ci nga teg ñu ci yoon bu jub ihdina nga assuré ñu siratal mustaqim une existence d'équilibre parce que moo ñu jàngal ni l'essence de l'humain c'est l'équilibre waaw siratal lazina an'amta alayhim mooy équilibre boobu bañ la ko joxee investiraat nga ko ci entreprise suñu borom waaw waaye nekkul ghayril maghdubi alayhim wala daalin jëloo ko mujj gi mu doon outil nga di ko défier yàlla waaw loolu moo tax fatiha bi obligatoire saar yi ñëw nekk lu facultatif parce que li ñu lay wax après ci alquran yépp génnul ci ghayril maghdubi alayhim wala daalin ak nu mu tëddas siratal lazina an'amta alayhim ay ghayril maghdubi alayhim wala daalin génnul ñaar yooyu soit sunu borom di la wan ni boo bëggee équilibre fii ngay jaar boo bëggee équilibre ñoom diw ngay roy boo bañee bokk ci beneen camp bi lii ngay moytu boo bañee bokk ci beneen camp bi fexeel ba li conséquence bi dal ñoom diw bu mu la dal waaw loolu moom mooy nekk li des ci kii alquran ci julli gi boo weesoo julli gi beneen bis tegu moom mooy wird
l'ingénieur moral daf ñu jàngal ni mag ñi bu ñu demee ba téye seen kurus rek c'est parce que dañu concevoir que lii c'est une extension de leur être waaw duñ ko téye mukk ci caaxaan waaw wérdi bi lan ngay wax yaa ngi def istighfar lan la pour di jéggalu lan ngay jéggalu li nga xam ne accessoires yi def nañu ko mu dellu ci dimension physique bi waaw boo ci paree yaa ngi ciy teg salaatu ala nabi pour lan mooy defar dimension mentale parce que évidence bi nga bëgg a xam moom ci boppam xam leen na ni l'œuvre de son existence moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc nga jaar ci moom moo gën a gaaw bi ci tegu moom mooy xaylala bi moom mu ñëw defar moom itam dimension spirituelle bi parce que la ilaha illallah ni ñu koy firee la ilaha il n'y a de facteur dominant qui vaut la peine de manifester une volonté et de déployer de l'énergie illallah que le facteur dominant légitime le seul qui vaille donc loolu dellu ci wird bi waaye xëy na fi ñuy jeexalee mooy sunu borom fi muy tontoo malaaka yi waaw naan leen inni a'lamu ma la ta'lamun loolu dafa tontu atajalu fiha man yufsidu fiha wala dafa tontu wa nahnu nusabbihu ndax li tax mu tontu leen loolu sax da ngay xam lan lay firi parce que li muy firi mooy li ma doy maa koy fàggas ndikul sama bopp waaw loolu la firi parce que buñ ne ñoom malaaka yi buñ ne atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima loolu ñu wax ko dem ba jamono indi ko sunu borom du leen ci contredire du leen ci weddi parce que pour sunu borom temps amul boo ko moment bañ koy waxee mu ngi tiim ndax matérialisation bi dina am wala déet donc du leen tontu ci loolu donc li mu tontu mu ngi tontu si liñ ne wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuhaddisu laka te mooy ci wàllu spiritualité lay doy sunu borom moom moo koy apprécier du yaa koy apprécier waaw loolu leen tontu ne man li ma doy maa koy fàggas nikul sama bopp waaw moo tax foofu ngay déggee réponse bi mu leen jox waaw mais ñoom kañ lañu am preuve bi ba ñu demee ba inna allaha wa malaykatu salluna ala nabi ñu xam ne seen nahnu nusabbihu ba ñu doon wax firiwul dara waaw ça veut dire que ki ñuy waxal la ko doy moom xam na ko ndax gis nañ preuve bi mu mel ni foofu comme nit moo ne woon enjeu discussion bi mu mel ni nit nag moom tam taxaw di ree suñu borom ne ko hey yaa ayyuhal lazina amanu salli alayhi wa sallimu taslima yéen a ci bokk intérêt donc sallallahu taala wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin xam naa ñu dellu jaajëfal suñu mbokk Mouhamed ci exposé bi xëy na rek pour gagner du temps dañuy dem directement ci liste intervenant yi xëy na rek ñu baal ñu ñaan leen ñaar rek benn bi moom mooy comme thème bi dañu ko circonscrire ci libellé bi spiritualité notion et repère ñu bàyyi xel ni am na yoo xam ne dina ñëw après mu dellu ci école beeg expérience bi ak yeneen ko defee ci intervention yi ñu bàyyi ko xel beneen biit ñu bàyyi xel temps bi pour ñu am plus de questions dañuy njëkkee ci El Hadj Malick Ndoye mu jege si Aminata Ba na jege si 2 minutes rek incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu bu baax sang ñu lay ziar di ziar ñi nga àndal ñëpp di ziar ñi fi teew ñëpp di rafetlu wax dëgg yàlla mbokk yi seen intervention am na solo xam naa ñun dañuy ñëw rek par rapport ak surtout thème central bi muy évolution bi nga xamante ni moom lañ wax ni c'est une nécessité de l'homme à l'humain ndax Sëriñ Moussa hafizahullah wa ayyadahu wa ra'ahu dañ ko musa laaj lan mooy mustarshid mu ni al mustarshid huwa al insan al mutatawwir mu ni c'est un être humain qui évolue donc évolution bi c'est une nécessité pour tout le monde mais c'est une nécessité pour tout
individu qui se réclame d'être Moustarchid. mu ni ba tey ci wàllu yitte bi sang bi wax ni facteur la boo xam ne moo ñuy permettre pour ñu jóge ci état bu doomu aadama dem nekk nit. yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ni adabani rabbi fa ahsana tahdibi. Sëriñ Moustapha hafizahullah wa ayyadahu wa ra'ahu mu firil ñu ko mu ni adabani rabbi yàlla moo ma yar fa ma def yitte ahsana tahdibi mu rafetal sama yar. kon yitte boobu facteur bu important la donte le comme yonent bi mooy def yitte pour mën a yegg fi mu war a yegg rawatina ñu ñi nga xamante ni ñooy njabootam kon yàlla nañu yàlla may yitte boobu. bu ñu waxee ci wàllu spiritualité surtout dafay dellu ci wàllu ruux te maam Cheikh waxoon ni xam nga ñu bari bu ñu bëggee am développement ci wàllu ruux dañuy dem wuti wasila wala ñu wut koo xam ni dina leen mën a yóbbu ci suñu borom subhanahu wa taala maam Cheikh waxoon ni ku xamul jagle ruux yi war a wut taalibe te dañuy gis ni jamono bi bari na ñuy woote ci côté boobu te fa ñu war a maanaam li ñu war a xàmmee ruux yi seeni njaboot amuñu sax capacité boobu noonu te suñu borom waxoon ci alxuraan ni man xatala ñuy fàtte aaya bi mais dafa waxoon ni képp koo xamante ni da nga rey benn nit man xatala nafsan bi xayri nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama xatala naas jamia wa man ahyaha fa kaannama ahya naas jamia mooy képp koo xam ne rey nga benn nit mel na ni rey nga ñëpp mais ñuy laaj foofu ki nga xamante ni dafa yor taalibe ba war ko yóbbu ci suñu borom mu war ko fexe mu évoluer mais daf ko fexe ba mu nekk su marat naaw asfala saafilin kooku est-ce que duñ ko mën a dugal ci cadre rey boobu donte la du physiquement mais ruuxiyan waa ji delloo na ko ci ba mu gën a nekk koo xamante ni la taxoon yàlla indi ko yeggul foofu noonu. beneen bi ñuy laaj tasawuf moom ban importance la am ci li nga xamante ni moom mooy spiritualité ndax am na ñu ko gëm am na ñoo xamante ni weddi nañ ko ni bidaa la wala yu demee noonu donc boobu aussi naka lañ ko déggee xam naa loolu moo nekkoon suñu intervention ñu ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf El Hadj Malick Ndoye ñuy woo suñu mbokk Aminata Ba ko defee Moustapha Dieye mu waajal. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo di ziyaara di baal xaq te di baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala boo ñu jéggal di jaajëfal mbokk yi kàddu yu am na solo di ñaan rek maam yal na yàlla mottali lépp incha allah defe naa mbokk yi nga xam te ñu doon def exposé am na solo mais rek ñu bàyyi xel niveau bi ñu koy wàccee parce que am na ñoo xam te ne wax di yàlla dégg-déggin bokkul bu dee loo ci wàllu spiritualité comme ni ñu ko indee ci wàllu dimension spirituelle bi ñun dañuy jiitu rek ci njëlbéen ba mooy thème central bi on a parlé de l'homme à l'humain une évolution nécessaire te bu ñu nee évolution nag indi nañ ko dimension physique dafay ñëw mentale dafay ñëw mais dama naan on peut pas parler d'humain sans la dimension spirituelle parce que indi na ko fi sànq bu delloo ci ñoom scientifique yi macha allah seen dimension seen esprit nu ñuy xalaatee kenn xamul nu mu toll mais boo xoolee lan moo leen dese rek mooy une dose de spiritualité parce que ñu ci bëri gëmuñu existence de Dieu ñu si mel ni comme ñoom ñi xam ne dañoo jël bannir Dieu ba sax bëgguma sax tudd moo bu nuñ ko indee mooy que ni daal bu dee la war foofu tamit dañuy spiritualité bu ñuy spiritualité ñu ni naka la ñuy eggee suñu borom man dama naan foofu àgg suñu borom bi est-ce que du risque bu ñu àggee suñu borom te ñëwaatuñu nag nan lay indi kon dama jàpp ni dañu war a jàng naka la ñuy nekkalee suñu borom defe naa loolu la ñu war a wax bu dee loo ci wàllu aller retour maam dafa ko wax mu ni on parle de pureté quand l'être atteint une stade d'évolution mentale, physique, morale et spirituelle, mais aussi quand l'individu arrive à un certain équilibre par rapport aux éléments qui le composent. Bu ñu nee éléments qui le composent nag mënuñu génnee environnement te bu ñu nee environnement kan moo jiitu mooy suñu borom kon dafa mel ni kon foofu noonu dafa war a njëkkeel existence suñu borom pour mun a atteindre benn fi nga xam te niveau boo xam te ne soxla na ko bu delloo nag ci wàll comme ni ñu ko waxee àgg suñu borom. maam wax na ko indi ngeen ko ci vidéo yu jiitu yi mu ni trajet bi guddul mais ay jikko la mu ni jikko yooyu nag lan la defe naa indi ngeen ko sànq
bu delloo ci naka la ñuy def indi nga ko ci wàllu julli gi ci wàllu wérdu bi mun nañ fa jaar pour àgg suñu borom mais tamit dafa am lu importance te indiwoo leen ko mooy suñu taysir bien sûr parce que moyen la suñu taysir moyen la pour ñu àgg suñu borom parce que moyen la pour ñu àgg suñu borom parce que da ngay gis cadet bu ndaw macha allah mu yegg niveau boo xamante ni mag bu yor am 60 ans gàddu kurusam sax eggu ko fa kon ñu bàyyi ko xel baax salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf soxna Aminata Ba ñu woo suñu mbokk Moustapha Dieye. bu ko defee El Hadj Sega Diop mu waajal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni nuyu mbokki Colisée yi yëpp di niital si nuyoo yi ak ziyaar yi sunu sëriñ maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Moustapha di ko ñaanal yàlla li mu sumb yàlla na ko ci yàlla may ndam di ko nuyoo ak sunu ziyaar ci kilifaam al oustaz Mouhamadou Moustapha Sy al Maktoum bu ko defee am nañ fi ñaari question bu njëkk bi dañu laaj le Coran et la Sunna sont-ils indispensables dans la formation spirituelle de l'œuvre humaine. léegi beneen question bi ñuy laaj mbokk yi xam nga dañu jóge ci dimension mentale ñëw ci dimension spirituelle te min nañu ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu Sayyidatuna Fatima daan nelaw bu jaamu yàlla jotaan danaa nañ ko yee parce que loolu mooy dundal ruuxam bu dee Sayyidatuna Aïcha bu daan nelaw bu jaamu yàlla jotee danaa nañ ko bàyyi parce que loolu mooy defar intellectuel am léegi ñaar yooyu naka lañ ko mën a déggee ci fi nu toll nii ndagam dañ koy dugal ci règle 3 fois 9 yi waaw wala ñu déet bu fekkee comprendre lu ñu wax daal bu ko defee ñuy jaajëfal sunu mbokk Daouda Ndiaye ak sunu mbokk Mouhamed Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu jël El Hadj Sega Diop. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi jéggalu ci kàddu yi ndax xam naa ni am na barab yoo xam ne ku fa dem moom jël bind rek moo war waaw jël bind rek moo war gannaaw bañ nuyoo kilifa gi di koy ñaanal yàlla musal ko ci borom waxteefi borom yëgteefi ak borom njëgteefi si barke Serigne Moustapha Sy. xam naa ñun li ñuy njëkk a laajte ndax spiritualité doomu aadama moo ko moom wala nit moo ko moom. bu loolu jàllee ñun suñu analyse dañoo gis ni li sonal ñu bari ci wàllu spiritualité mooy dañ koo tënk ci wàllu diini dañ koo tënk ci wàllu religion ci wàllu jaamu yii nii or que maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy nee nañu le domaine de la spiritualité est beaucoup plus vaste que le domaine de la religion boobu nekk benn ñaareel bi mën nañu Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu a accordé sa paternité spirituelle à tous les enfants du monde a accordé sa paternité spirituelle à tous les enfants du monde waxul à tous les musulmans du monde de waxul à tous les moustarchis du monde de à tous les enfants naturels du monde ñëpp dugg. beneen bi mooy ñun bi ñu gisee la spiritualité notion et repère ñun dañu doon laaj par rapport à qui et par rapport à quoi parce que qui parle de repère da ngay gis ni dañuy wax que ni un repère permet d'identifier par une liste de coordonnées chaque point d'une droite d'un plan ou plus généralement d'un espace affine ça veut dire qu'il faut moom espace il faut nga am foo ko mën a localiser foo ko mën a identifier ñuy wax spiritualité entre notion et repère boobu par rapport ak man mi chercher ruux bi ci man la wala par rapport ak espace bi voilà foofu loolu lañ doon kii parce que Serigne Moustapha daf ñuy wax ñu daanalee foofu waaw Serigne Moustapha daf ñu wax ni bi muy wax al mamlaka al insaniya mooy le royaume de l'humanité mu ne ñu première bi am dafa am coup d'état deuxième bi mu woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko lañu def ruux président parce que seytaane xamul fu mu nekk mu ni parce que seytaane xamul fu mu nekk donc ruux pour ñu identifier ko là day mel lu xaw a poser un problème ñun loolu rek lañ doon
lañ doon demandé lañ doon posé question bokk. wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jégalu ci kàddu yu baax a baax. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu dem ci première vague de réponse yi xëy na doog a ñëwaat. xam naa ñu nuyoowaat rek pour ñu dellu ci question yi xam naa ñu nuyuwaat pour répondre ci question yi waaw sunu capitaine d'équipe nee na foog ñu tontu ci question waaye comme question bi ci wàllu Daawda la génnee xam bàyyi Daawda mu waaw ndax moom moo fi andi Spinoza ak ñooñu ñëpp waaw mu mel ni am na solo mbokk mi njëkk intervenir tudd na ci wàllu thème central bi ak wàllu définition Moustarchid waaw définition Moustarchid bi mu nekk définition bu am solo wax dëgg yàlla nga gis aussi sphère yi nga xam ne moom la embrassé yépp waaw mu mel ni mënuñu ko sax wutal benn identité parce que mooy fu mu dugg rek mu coloré fa de manière positive ak li mu wax ci adabani rabbi fa ahsana ta'dibi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko laajee ku la yar ba nga mel ni nga mel nii waaw mu ni sunu borom mi mën te léppam di yiw moo ma yar ba ma mel ni ma mel sunu patriarche Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy daal di ne ba mu ko waxee si la sunu borom àddu ca kaw waaw ne ko ñi ma yar bari nañu te meluñu ni nga mel kon boo melee nii c'est parce que sa mérite la wa innaka la ala xuluqil azim ba pare ne du si yem ne ko xuluqil azim boobu képp ku bokk ci sa xeet te nga war ko wàll da mën nga ko wàll par rapport à des conditions 4 groupes la groupe bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ni ñuy sonnee pour seetal seen biti noonu la ñuy sonnee pour seetal seen biir ñaareelu groupe bi mooy ñi nga xam ni pacte de confiance bi dox seen diggante ak seen borom seen yitte ak seen jom moo def pacte de confiance boobu du rompre quelles que soient les difficultés ñetteelu groupe bi mooy ñi nga xam ni sunu borom moo leen wërsëgal te wërsëg ga mu leen jox wóor na leen ni borom bi moo leen ko wërsëgal mais ñu di ko def ca lañ koy def te xam ni tôt ou tard dina leen wan ni liñ doon sonnee jaar na ko ñeenteelu groupe bi mooy ñi nga xam ni mu ne solo bu rafet du leen tax a tiitaru lay bu dagan itam du leen tax a dàgg sante waaw mu ne ko ñeenti catégorie yi buñ soxlaa xuluqil azim yooyu na nga leen ci sédd donc contribution bi am na solo bu delloo ci wàllu wasila li mu ci wax aussi moom moo ci nekk waaw te mooy boo nee nit ñi na nga leen yóbbu ci yàlla na nga xam fu yàlla ne waaw na nga xam fu yàlla ne loolu dafay am solo waaw bi si des mooy sunu ingénieur moral moo ñu ko jàngal parce que ci aller-retour am na si aspect yoo xam ne man bi ma ko liiree daf ma jaaxal li mu ne finalité bi ci concept yi mooy nga constituer sa propre base de données mais ku sëriñ bi loolu ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni nit ñi bu ñu taree Fatiha sax foog ni war nañ woo ñeneen loolu dina ma jaaxal ñun bootu la ñu miin waaw bootu la ñu miin mu ne ma pourtant finalité bi ak li yàlla dëxañ ci nit finalité bi mooy mu constituer propre base de données moom digganteem ak évidence boobu noonu moo nekk lu ñu mën a comprendre waaw mais ci concept yi liñ ciy dégg yépp muy am solo ñun benn concept lañ ci tànn muy concept am kilifa waaw boobu rek mooy concept bi nga xam ne moom moo ñu ñor waaw bu delloo ci wàllu li mu wax tasawuf son importance dans la spiritualité wax nañ ko sànq ci wàllu confrérie yi yeeg wàllu éducation mystique enjeu bi ci nekk mooy nga xam lan lay servir boo xamul lan lay servir nga di ko jëfandikoo du la jariñ dara waaw du la jariñ dara donc loo si di ko pratiquer dafay am importance nga xam lan la lay servir yow de manière intrinsèque pour loolu nag foog nga xam sa bopp waaw foog nga découvrir sa bopp waaw bi si des mooy rapport boobu ngay am ak évidence boobu ñu bari dañ foog ni rapport vis-à-vis la alors que c'est interne loolu itam ingénieur moral moom moo ñu si édifié ne ci sa biir
ngay travailler ba daj évidence boobu noonu nekkul lu externe mu mel ni sunu sœur wax na importance aussi bi nga xam ni moom la ñu jox Taysiir loolu dëgg la Taysiir yaakaar naa ne ñun bu ñuy wax ne mooy sunu hymne mystique waaw ndax façon bi ñu koy jàngee ak importance bi ñu ko jox occulté wuñu ko mais dafa tolloog incompréhension bi am ci repères yi ak notion yi ci cité endormie bi la gën a dellu que ci Colisée bi waaw loolu mooy moo waral démarche bi waaw ci cité endormie bi la gën a dellu que ci biir Colisée bi waaw loolu moom moo tax waaw surtout que bu ñuy nax nit ñi si yooyu lañ leen di jaar mooy yiñ gën a yàpp tañ doon ko lim sànq waaw bi si des mooy caricature bi ci ne foog nañ ni ay yére yu rëy ak kurus bu gudd moom moo koy def waaw Coran ak Sunna sont-ils indispensables dans la spiritualité la waxul dans la religion spiritualité moom moo gën a yaatu parce que spiritualité expérience la alors que religion école la thème yii di ñëw dinañ ko gën a leeral incha allah li mu wax aussi ci exemple boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ci diggante sayyidatuna Aïcha ak sayyidatuna Fatima kenn ki mu ne buy nelaw dafay wax nañ ko bàyyi mu nelaw parce que intellectuel la loolu la ko sunu maam Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu waxee woon ne intellectuel la te ku ne xam na ni wàllu intellect boo si yëngu cerveau bi dafay soxla nga reposer waaw même sur le plan scientifique c'est déterminé booy def ay recherche ak ay xalaat glucose bi sa yaram li ci cerveau di jël yeneen parties yi si yaram bi du ko jël donc repos bi day doon farata bu delloo ci wàllu piété itam li mu naan nañ ko yee mu jóg jaamu yàlla parce que loolu ci cadre ruux la ruux boo xam ne dafa am yeneen ruux yu siy dépendre yaakaar naa ni kooku dafa war am performance yu mu war a atteindre loolu moo waraloon ñu jox ko primauté boobu mais du bii mooy gën a am importance beneen bi demeewul noonu mais ku si nekk angle ba nga féete loolu moom moo taxoon ñu doon leen conseiller loolu waaw spiritualité ndax homme rek moo ko soxla wala humain spiritualité ñaar ñëpp a ko soxla waaw parce que wax nañ ni même ci homme bi évidence boobu daf koy daj problème bi mooy nan la ko war a tuddee ak yan interaction la war a am ak évidence boobu noonu donc ñoom ñaar ñëpp a ko soxla moo tax foofu sang bi jàngal nañu ci aller retour ne point de départ ci évolution bi nga doon homme wala nga doon humain amu ci importance parce que wax nañu ko ni dina juddu am cëru yàlla ak yépp et pourtant du ko deeyaale waaw nga nekk homme aussi ba sentir ko ci sa bopp te évolution ñor la départ boobu ngay def aussi bu mu nekk loo xam ni daf lay décourager parce que mën nga déparé homme après finir nekk un humain accompli donc ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo soxla spiritualité bi waaw notion yi ak repère par rapport à qui par rapport à quoi par rapport à l'entité humaine waaw par rapport à l'entité humaine parce que si introduction wax nañ sànq ni li ñu gëm mooy il y a autant de repères que de réflexion autant de notions que de perception parce que comme ni nga ko waxee repères yi ay flash yu ñu lay wan la mais yooyu balaa nga koy daj faw ngay réfléchir waaw faw nga siy réfléchir boo siy réfléchiree nag sunu borom ak ni mu yaatoo jeu bi nga xam ne moo dox digganteem ak nit ki si biir jeu boobu la lay jox ay repères yooyu la nga siy jàngat moom mooy doon say notion nga xam ni côté bii nga ko war a angle bii nga ko war a jàppee wala angle bii nga ko war a jàppee parce que ku si nekk ak cellules yi la constitué waaw mu mel ni dafa mel ni question yooyu moo fi ñëwoon xam naa sunu mbokk Daouda am na ay compléments yu mu ci indi. ngeen baal ñaax. jërëjëf xam naa Mouhamed dafa fàtte question sang bi waaye loolu génnewu ko ci waaw xëy na bu delloo ci complément de réponse yi rek bi ci njëkk mooy kiy interroger wu surtout ci ki nga xam ne dafay jóg. dem ci nit pour mu jor yóbbu ko ci yàlla foofu sang bi dafa am lu mu ñu ci àndal lu mu ñu ci jàngal plutôt ndax baatu spiritualité xëy na boo ko doon tënk mën nga ko tënkee ci neexook yàlla te yàlla bi ngay neexool nekkul ci biti mu ngi sa biir déjà donc nit ki li mu mën mooy xanaa gunge la ci yoon boobu noonu ba nga neexook borom bi waaye it kiy laaj ba xam ki nga xam ne xëy na xamul fonctionnement ruux ak entité yooyu noonu mbaadu li muy def baadu rey nit sang bi am na lu mu ñu ci jàngaloon yaakaar naa ci intervention yi mu doon def ci université du Ramadan yi ne ki nga xam ne da nga ko jox xëy na xale wala nga jox ko nit mu war koo yar te xamul xelu nit ni muy fonctionner xëy na kooku gaañ nit ki la gën a jege que mu defar ko
donc loolu lañ ciy dégg. Beneen bi dellu ci Sayyidatuna Fatima ak Sayyidatuna Aïcha donc li ci Mohamed indi moo ci nekk ñuy bàyyi xel beneen bi moom mooy li sang bi wax booy jël évolution bi da nga koy jëlee ci dimension 3D donc xëy na ñetti entités yi mënoo indi relation de prédominance ne bii moo war a jiitu bii wala bii moo war a jiitu bii mais ba tey comme relation 3D nga koy jëlee profondeur bi wala boog hauteur bi dépendamment de sa angle d'observation xëy na mën na wuute kii mën na gën a am penchant ci xel mi xëy kii mën na gën a am penchant ci côté évolution ci côté ruux bi yaakaar naa boobu noonu la ñu ko déggee xëy na bu delloo nag ci question bi sang bi posé donc xëy na risque la sax nga ne da nga ciy répondre waaye Spinoza moom nee na substance boobu noonu comme dara génn ko lépp mu ngi contenir ci biir substance bi mu tuddee ko yàlla moom Spinoza xamul baatu absence constante léegi Spinoza li ma koy conseillé mu suivre Colisée bi loolu daal laa koy conseillé waaye comme yàlla moo ndar képp lépp est-ce que am na lu génn ci moom donc est-ce que du boole absence constante beeg substance première bi ndar képp ko kon baax na xel dal na bu sang bi ñëwee dina ko leeral voilà xëy na dañuy indiwaat benn intervention rek Alioune Badara Seck. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naa ñu ngi nuyu sang maam Cheikh Ahmed Tidiane mu jotal nuyu yooyu sang yi mu àndal yépp bon ñun suñu intervention dañ ko doon accès yi fi nga xamante ne mooy la spiritualité mais ñun fii nii dañu koy particulariser par rapport ak ñun li ñuy dund parce que ñi mu fi wax ñëpp les scientifiques les savants ñoom ñëpp baax na mais ñun comme dafa am lu ñu tënk te am lu ñuy xaar mu dellu ci li nga xamante ne moom la capitaine wax muy si li dellu ci système central bi ñu jóge ci humain jëm ci nit donc spiritualité bu ñu ko waxee ruux moo tax ñu koy wax ruux mooy terrain de prédilection bu spiritualité mais ruux dafa mel ni suñu borom daf ko bi mu nekkee ci surveillance am ruux ñemewul def dara parce que ruux du mooy suñu borom mais bu ñu remarqué ne bi mu ñëwee ci nit nag yàlla dafay jël foofu ay pouvoir de délégation parce que am na certainement ay nit ñu ko représenté fi suuf ñoo xamante ne mën nañu defal ruux boobu formation loolu nag duñ ko jéggaan yi parce que booy seet dara dafa fekk téewoo ko loolu war nañ ci mën a am doy ku ñu si doy mooy Seyd Mouhamadou Moustapha Sy si ñi nga xamante ne si ay formateur ruux lañu bokk ruux nag bu ñu waxee kii koy formé li mu koy formé man pour man du acte cultuel yi mais tey par exemple dañuy jël ay mbir yu insignifiant si nit si suñu perception par exemple tey lii lor nit nga jële ko fi wala kii lay formé ci ay intégrité égalité ay unicité probité moralité ay sincérité ay honnêteté fidélité ay fierté dignité yooyu yëpp ki la ciy formé tey jii ba boo taxee société bi ñu xam ne kii mat na jàmm suñu borom kon kooku amoo fayam je pense bien kooku nag moo am mérite pour mën a former ruux xam naa foofu laa koy yemale bon am ñaari question yoo xamante ne moom dafa primordial ci man parce que benn bi daf may torodé benn bi mooy dama ne est-ce que Sénégal tey par exemple nit mën na fi am une formation spirituelle tant que jàkkaarloowul ak aada pour rey ko en première comme étant son ennemi première beneen bi mooy nag la différence entre dimension spirituelle et dimension mystique maa ngi jégalu temps moo ñu njat di jégaluwaat ci kàddu gi wasalaamaaleykum. jërëjëf ñu jaajëfal mbokk mi bu baax di jégalu bu baax a baax nag par rapport ak intervention yi xëy na temps bi moo ñu xaw a njat te heure bi dafay bëgg a jot
xëy na bu delloo ci question mbokk mi. xanaa ma koy asalaamaaleykum mu leen nuyu ku nekk moom di leen ziar di baalu àq bu baax di ziar suñu capitaine xam naa ñun question bu ñu amoon rek muy que ni ci thème bi dañu wax évolution commencé évolution bi homme jëm humain ñu dégg nag depuis début bi ñuy développé ñu dellu si cadre économie après ñëwaat si spiritualité développé cadre social psychologie ak yeneen ak yeneen yi xam ne moo sopp donc man fi may demander mooy qu'en est-il l'aspect linguistique dans la spiritualité parce que bu ñuy wax domaine yi ñu tudd yëpp mënoo ko tudd te tuddoo parole bi nit ki di génnee te parole mën nañu wax ne dañ ko miin parce que bu fekkee dañoo nekk Sénégal làmb dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne wax mu dafa yomb te c'est toute une entreprise comme ni ñu commencé ci physique bi dafay am physique am mental balaa mu ñëw ci spiritualité bi parce que ñu ngi wax baatu Allah te kàddu la donc bu fekkente ne par exemple tey da nga ñëw ci cadre physique bi nga ñëw par exemple benn nom bu ñuy wax policier à chaque fois booy xool Sénégal sax dafa mel ni étudiants yëpp faculté de lettres lañu nekk parce que déjà langue rek la ñuy jàng langue ñii ñu ngi ci anglais ñii ñu ngi ci français ñii ñu ngi ci espagnol donc nga gis ni lépp lu ñuy def rek cadre langue lañ koy nattee nga xool par exemple bu doon colisée ngay wax baatu colisée que bi dafa nekk benn occlusive parce que lii di tax ñu gën ci tenir compte mooy bi ñu maam Cheikh di jàngal ci gàmmu 2005 baatu ze ni ñu koy waxee mën nañu c'est une fricative c'est une lettre fricative interdentale un peu sonore mu wax ko rek ñëpp tàcc fekk boobu ñu ngi jàng université ñu ngi jox fascicule yi mais teniruñu ci woon compte mais dès que ñëw déglu gàmmu googu noonu si la ñuy jëlaat fascicule dajale baat pour mën a maîtriser parce que ñu xalaat ni am na benn aspect bu spirituel bi si nekk déjà bu dee colisée foog nga am que foog mu nekk lu occlusive dorso-vélaire sourde orale bu ñu waxee occlusive moo nekk lettre boo xamante ne dafay am obstruction bu ñu waxee obstruction nag dafay wuteeg suñu élément santé yi nga xamante ne bu ñu nee obstruction am na partielle wala totale dañuy naan nañ ko defal CAT gaaw balaa muy dem ci détresse vitale yi balaa peut-être air bi di manqué mu dem ci yeneen ak yeneen amatu respiration wala dem ci cardiaque genre yooyu mais bu dee occlusive que pour nga wax ko foog mu am obstruction totale ci gémmiñ bi voie buccale bi pour mu mun a génn foog mu nekk dorso-vélaire c'est-à-dire sa digg langue sa digg làmmiñ foog nga teg ko ci vélaire ci nu ma ko mën a waxee ci olof laa doo xam ci voilà nu mun ko firi après foog mu nekk lu sourd c'est-à-dire sa corde vocale yi du nekk luy vibrer mais danga koy bàyyi mu génn normal foog mu nekk lu oral mooy que ni làmmiñ bu ndaw bi la yàlla defal foog nga bàyyi ko mu wàcc foog nga bàyyi ko mu yéeg pour que air bi mën a génnee ci sa gémmiñ bañ a jaar ci sa bakkan à la différence boo bëggoon wax on ak boo bëggoon wax o donc nga ñëw ci o bi foog mu nekk lu ñu labialiser c'est-à-dire foog nga utiliser say tuñ pour nga def ko foog mu nekk lu postérieur mënoo jël sa tuñ yi nga étaler ko ba pare nga bëgg a wax o mënul nekk foog mu nekk lu mi-fermé mënoo toj sa gémmiñ nga bëgg a prononcer o c'est mënul nekk foog mu nekk aussi lu oral déjà ñaari lettre laa fi joxe te benn bu ci nekk rek c'est toute une entreprise pour nga génne benn produit te ñu gis ni par exemple maam sëriñ bu mu ñuy wax ni dañoo nekk ci làmb wax bu tijjee noppi jot na donc ngay dem bay xool nit ki suy wax parole produit yu muy génn yëpp lettre par lettre nga xool la journée ñaata lettre mooy génn nit wax ba pare yàlla taf ne kii la wax parce que benn mensonge la wala nga teg nga ci deru nit loo xamante ne bi waroo ko ci woon teg donc foofu yaa ngi wax lan mooy aspect linguistique boobu noonu ci spiritualité déjà bu ñuy wax par exemple boo doon évoluer ci dans le domaine de l'affaire dans le domaine des affaires essence business dañ naan la boo jàngul anglais doo ci génn bu dee dans le monde de l'administration bu dee au Sénégal ñu ne jàngal français parce que doo ci génn loolu moo nekk langue bi ñuy échanger sur le plan administratif maintenant su fekkente ni dans le monde spirituel
comme spiritualité tënkuñu ko ci l'islam kase baatu Allah mën nañu wax ne langue arabe la léegi bu dee yeneen yi nga xamante ne bi peut-être nekkul langue arabe wala ñeneen ñi nga xamante ne ñëwoon nañ parce que maam Cheikh moo ñu wax ni yàlla ba muy préparé arabe di ko jox garde-fou yi dafa fekkonte ni moom mu ki muy mujjee waxal arabe lay wax léegi ñeneen ñi lan mooy aspect linguistique bi ci spiritualité boobu noonu ñu ngi jéggalu bu baax salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. xëy na di jaajëfal mbokk mi ci cours bu am solo bi waaw dafa mel ni nag waxtu bi comme ni ñu ko waxee sànq daf ñu njett torop ñuy ñaan rek comme waxtu bi jot na heure la voix du Colisée donc ñu ñaan ko mu ñëw te moo tey incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di massaw ñëpp ah xawoon naa ñaxtu nag ndax ñëpp posé question yu tontu ñu nar a bàyyi sama bos ah loolu moom duma ko d'accord waaye sant yàlla rek. ndax bu ñu nee pôle physique ne pôle mental ne pôle spirituel l'essentiel mooy c'est une même équipe loolu rekk a ci nekk moo tax boo mbir yi amee solo ñëpp a ko moom bu mbir yi amee njëriñ ñëpp a ko moom bu mbir yi amee barke ñëpp a ko moom yàlla na yàlla xeeb dolli ah xam naa nag moom pôle spirituel bi nañ tàmbalee neex na moo tax tey moom xam naa dañuy xaw a ñeme affaire rek xam naa man sax fi ma bëgg a njëkk ñëw ci question bu ñu posé léegi la ci cadre repère ndax en effet bu ñu nee repère c'est par rapport à quelque chose waaye xam nga dafa am ci cadre téléphone li ñu woowee triangulation loolooy njëriñam yàlla da lay jox repères yi ndégam dégg nga ko ndax boo amee coordonnées yi aussi te amoo matériel bi mën a extraire information bi amul sens kon nag ni ko Mouhamed indee ci jeu bi diggante nit keeg yàlla ci jeu bi ngay mériter information ngay mériter repère bi ngay jékki-jékki ne tak am lu débloqué nga ne ah kon ndeke nangam la muy benn ngay demaat di demaat sa diggante ak sa borom ngay dem di ñëw mu lay jox ngay jël beneen repère taxaw nga ne ah kon nekkee nangam la nga demaat ci jeu bi nga amaat beneen repère nga ne ah kon nekkee nangam la waaye xam nga li neex lan la triangulation la jox position exacte position approximative la lay jox mu dellu ci li ñuy tudd sànq yàlla mën na la yar mën na la defal lépp waaye yitte bi yaa ko moom kon nag notion yi yitte nit ki la moom moo koy sonn moom mooy def li tax muy xam nag léegi bu trianguler ba xam à peu près moom fan la situé wu notion yi lay jëfandikoo ba xam moom position exacte mën a natt nag léegi nag progression am waaye kon léegi baat bi wolof di wax naan ko xamatul foo jëm da ngay dellu foo jógee te Serigne Cheikh wax ni xel bi nga ñàkk ba xamatoo foo jëm moom nga ñàkk ba xamatoo foo jóge ah là les choses deviennent intéressantes ndax xam nga foofu dafa am lu ci neex xamoo foo jóge xamoo foo jëm waaye li ci neex mooy yàlla fépp la nekk comme yàlla fépp la nekk est-ce que réer tax na nga rëcc yàlla est-ce que réer tax na nga rëcc yàlla moo tax baat bi soxna si tudd sànq est-ce que àgg ci yàlla wóor na looloon def ba jóge ci moom yàlla mi la jiitu ci sa bopp
gën la xam sa bopp gën la xam li nga daje li daje ci yow gën la xam fi nga jëm buñ ne dem ci yàlla dañoo déggul yàlla kenn du dem ci moom da ngay dellu ci moom ndax nit bu judd xam na yàlla nit bu judd am na diggante bu dox ak boroomam kon nag lan moo xew ci diggante bi ba rupture boobu di am ba recherche di war a am redécouverte war a am xamante war a amaat c'est très important lu jar a bàyyi xel la question yu jar a poser la mais gis nga loolu yëpp dafa am lu ci neex te mooy yàlla yaatoom ndax xam nga question bi mu posé dafa am lu tax gis nga Spinoza yi ñuy tudd ak yooyu yëpp ñoom dañoo amul chance ndax yéen am ngeen góor gi comme am ngeen góor gi war ngeen comprendre bu ñu nee substance première yàlla du il ne travaille pas unilatéralement kon nag foog contrepartie am ñoo ngi koy wax léegi mag Moustapha absence ne signifie pas vide absence ne signifie pas vide lu jar a bàyyi xel la xam nga lu tax substance première d'accord loolu day fekk nga mérité substance ci yàlla substance première day fekk nga mérité substance ci yàlla day fekk nga mérité yàlla jox la ci boppam dara waaye ci beneen côté spectrum bi ñi nga xam ni ñak ñoom ils ont fait le tout ba yàlla jéppi leen et pourtant rëcc ñu juridiction am kon nag yàlla nga fa ba léegi waa ci dimension absente am ndax xam nga yàlla ci mbaaxam ak màndoom xanaa xamoo leen ni ki nga xam ne moom nee na yàlla amul bu gaañoo pour yéen dafa am ay malaaka yi fii leneen déedéet yàlla du tas yaakaar nee nga yàlla amul du la wan boppam fa mu lay tëj kenn xamul nga nekk fa ba fa ñooñu juumee naan je pense donc je suis foofu la ñuy juumee ndax gis nga ci moment boobu penser amu fa sens xalaat du la fa génnee ndax xalaat la fa dugal te góor gi ñun jàngal lañu ne nit dina wax ba dugal boppam ci kàmm waaye mënul wax ba génne boppam kon nag foofu xel du la fa génne comme daal sa àdduna yëpp lànk nga yàlla waa léegi nooy def fay na tasabun loolu rek la mais pour wax la mbaaxu yàlla gis nga ki nangu fekk si nangu baat bu am solo la nangu ndax nit war nga nangu ñett faw nga nangul yàlla faw nga nangul sa bopp waaye faw nga nangul ñi nga séqal ñetti yëpp faw nga bàyyi ko xel ndax kilifa goo gis ñetti yi ko wër boroomam bi ko tiim seede lépp fekkee lépp xam lépp xam ne bu wéetee ñoom ñaar la mook boppam digganteem ak boppam sincérité am ak boppam bu paree nag mook nit ñi ñim ko séqal ñim séqal liggéey bi ñim séqal penc mi ñetti nangu yi ndax ku si nekk foog nga nangul ko fi mu toll c'est aussi simple que ça gis nga kawel ba raw ñëpp gaawal ba dépassé ñëpp waaye fekk nanguloo ñi ci des li ñu doon yow ci sa bopp munoo am jàmm ndax fekk yaa ngi àtt nit ñi ci yow ni nga toll yaa ngi tooñ te fekk yaa ngi tooñ di nga wàcc kon nag màndu c'est très important gis nga lii yëpp dee delluwaat ci absence bi ma tudd ndax moment bi nga xam ne absence bi yaa def lay jëf koy jëflante ak yow ci sa xel ba li nga war a xalaat ba xam ni ndeke yow yaa juum honnêteté boobu absence su honnêteté boobu lépp yàlla la ndax loolu yëpp ci façon yi muy yare nit la foo yooyu yëpp ci façon yi muy nattee nit la yooyu yi muy fàttali nit la ni ko mag yow bokkuñu
bu ma la séddee ci sama bopp it am lu ma jël ci man def ci yow maag yow bokkuñu dangaa matadi te ci matadi ngay dëkk damaa mat te ci mat laay dëkk kon nag bul mës a jumbee comparé bokkaale yeneen yàlla taxul yàlla buy wax bokkaale nit lay waxal bul gis sa bopp ba fàtte ma ay xërëm ak yii yëpp ay comédie la ndax xërëm lan moo ko indi xërëm lan moo ko indi nit moo xam ne yàlla am na waaye dafa xeeb boppam ci di ko jaamu directement moo tax il faut mu jéem wut intermédiaire waaye nag comme nit dafa ñeme yàq di dénaturer di dénaturer di dénaturer ba jël xërëm bëgg ko def yàlla ah moo tax loo leen ci gis am na xërëm yoo xam ne fu nit taxawee ci seen kanam ñu dañuy taxaw ci kanamu yàlla jéggal ma c'est extraordinaire ci cadre absence boobu nag léegi dualité bi substance première absence constante nan la nit di équilibrer loolu c'est tellement simple mooy li ñu fi tudd rek nit jëlal sa bopp jox yàlla gis nga ko gisoo ko yëg nga ko yëgoo ko li la wér te wóor yaa ngi ci loxo yu wóor loolu rek ci am solo loolu nag la mag ñi rawee ñëpp ndax ñoom seen diggante ak seen borom utuñ ci condition utuñ ci waxtaan utuñ ci dara na jël lépp na def lu ko neex lu mu ci def baax na moo ngoog ah xam naa sax balaa maa sori sax dama bëgg am lu ma clarifier yeneen pôles bu leen mer yeneen pôles bu leen mer bu leen foog ni dafa am ñu ma beral loxo du loolu dafa fekk ni rek ni ñu tëralee mbir yi la ndax xam nga pôle spirituel buñ ci xasee ba egsi yeneen pôles yëpp day duggaale du sax problème mu favoritisme waaye yàlla xam na ni yeneen pôles yi sax noonu la intéressant waaye yooyu yëpp dana ñëw incha allah loolu rek la ñoo bokk équipe amul problème noonu rek la toll ah xanaa bañ a guddal rek ndax xëy na sax am na question yoo xam ne bëggoon nañ ko indi waaye ci beneen thème bi la gën a dugg moo tax yooyu buñ ci àggee du ñàkk ñu traité ko incha allah ah sant yàlla rek xam nga dafa am benn mbokk bu ñu def remarque bi te en effet looloo ci nekkoon suñu objectif ndax daf ma ne gis nga Colisée bi xam-xam beeg yëpp am na solo ma ne ko waaw mu ne waaye li may sant yàlla mooy boo seetloo ñiy wax yëpp benn qualificatif lañ bokk ñoom ñëpp te mooy ñebootu góor gi loolu rek doy na sant yàlla gis ngeen seen la voix du Colisée bi li ma ko xeex ak ñoom li ma ko xuloog ñoom ndax xam nga ñun dafa am lu ñu gëm te moom dañ ko jëkkee ci suñu bopp gis ngeen dañ nekk ci milieu boo xam ne ñun kenn rek lañ faale kenn rek lañ teg bët kenn rek a mën a signifier dara suñu kanam muy Serigne Moustapha Sy kon nag la voix du Colisée capitaine ak chef de guerre ak yooyu yëpp baax na li ñu intéressé ñun mooy li benn moo ko wax mu sori ci man lool ca gàmmu ga dafa jël suñuy photo boo xam ne mag góor gee ko bokk mu ne le professeur et son élève dama ko gis ñaan sama borom ne kii nim ñu matee pour professeur matee ñu ko kilifa yàlla nañ ko matee élève noonu loolu rek doy nañu ndax gis ngeen li ma mës a wax te muy baat bu ama am solo gis ngeen kooku waxoon poser question bi ne plutôt servir aux cieux ou régner aux enfers am na koo xam ne gis nga élève am moo raw professeur yu ñëpp am na koo xam ne élève am kenn mënul taxaw ci kanam bay mën a wax lu ko jaaxal am na koo xam ne élève am kenn mënul fexe ba du bokk ci les meilleurs ci li mu nekk loolu waxuma la c'est un droit c'est le devoir de tout moustarchid c'est le devoir de tout humain loolu rekk a ci nekk ah ñooy guddal xanaa di gën a rafetlu rek exposé yi xam naa moom da ngeen ma gën a créer problème rek ndax yéen da ngeen di publicité aller retour bi ba pare wëlbati ko naa ma nit ñaa ngi koy laajte waaye yéen da ngeen di publicité aller retour bi ba pare wëlbati ko naa ma nit ñaa ngi koy laajte.
waaye yàlla baax na incha allah yàlla na yàlla mottali yëpp yàlla na yàlla aar ñëpp yàlla na yàlla mottali yéene yi yàlla na yàlla matal aajo yi ah ba beneen yoon kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ah kon ñu ñaanalante rek xam naa ñu defaat fatiha ñetti lixlaas falaxeek naa salaatul fatih ñu ñaanalante ci yéene waale ci mbokk yi jiitu ndax ñoo ngi may wax ne am na ñu wàññee ko fan yii rek ah yàlla moom yëfam waaye sant yàlla gi mooy boo xamee te comprendre te nangu ni bu ñuy wax faatu it du fin transition la bismillah amiin incha allah jërëjëf na ñu dellu nuyuwaat ñëpp rek xëy na dañuy jàllale rek information di wax ni Colisée bu tey bi mën nañ ko suivre demain sur Mourchid TV à partir de 17h20 di wax ni itam di yéegal beneen information bu dellu ci match de gala bu dox diggante équipe bu Colisée bi ak waa sécurité donc ñu koy defee demain à partir de 20h. donc di ci convier ñëpp fële lañ koy defee terrain Sénégal Japon voilà c'est le terrain Sénégal Japon bi donc di ci convier ñëpp. beneen bi itam ñuy ñaan mbokk yi bu ñu génnee rek comme ça ñu gaaw tegu ci yoon bi te bañ a occuper mbedd mi comme dafa xaw a xat donc looloo dellu woon ci information yi di wax salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. ñi sopp sunu góor gi Serigne Moustapha wayle leen ñu ko amuñoo ku gën Serigne Moustapha sunu sang be seede ngeen ni rëyul bëggewul du doon lu warul si jikkoom yu lañu ko bëggee ñi la sopp ci réew mi ñu ne te di la bëggee fu ñu ne nangu nañ sa mbaax te di ko fesal fu ñu mën a ne am na diina te yaatu na si moo yiw te gore kol bi moo ko yor te du di dëroo
yi Sëriñ Moustapha ba ñun sañu ñoolu ñaaw lu ñu mbaax mayul ñu wan ko gannaaw dese sunu ngor xam nañoo li ñu doon xam nañu li ñu doon ngir yow xam nañoo ki nga doon xam nañu ki nga doon sañu ñoo fawee du ñu sàggane sunu dignité way leen yéen ñi sopp suñu góor way leen Sëriñ Moustapha way leen ñu góor way leen ñu góor amu ñoo ku gën Sëriñ Moustapha sunu sangu bee way wi de ñu la way wayandoo taxul li ci suulu xol yeenu sonal suñu way la ko bu dee naaj ñu ñaaw bu dee taw ñu ñaaw sunu yéene mooy noog yow ba fa Maam Xalifa ñoo ngi ñaan rabbana yal na sàmm sunu góor gi Sëriñ Moustapha te mu may ko wér ba mu yeggale ni ko maam yéen way leen ñi sopp sunu góor way leen Sëriñ Moustapha way leen ñu góor amu ñoo ku gën Sëriñ Moustapha sangu bee nampal nga ñoo ci sa doy lu gee ba xiifu ñoo niital nga ñoo ci sa leeru gee ba réer ñoo yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay yéen ñi sopp suñu góor way leen Sëriñ Moustapha way leen ñu góor amu ñoo ku gën Sëriñ Moustapha sangu bee nampal nga ñoo ci sa doy lu gee ba xiifu ñoo niital nga ñoo ci sa leer gee ba réer ñoo yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay yéen ñi sopp suñu góor way leen Sëriñ Moustapha way leen ñu góor amu ñoo ku gën Sëriñ Moustapha sunu sangu bee Sëriñ Moustapha
Bakare Daraman Aram lo mukumbam jar Leru mam Sofek Mam Sheikh Tijan Nyongi le